Assalamu alaikum à toute l'assistance ici présente à Médina Cheikh Tidiane. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Prière à son prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Nos sincères ziyaras au pôle secoureur Seydina Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Allégeance renouvelée, infiniment et de façon ininterrompue à l'imam des biens guidés, Seydi Mohamed El Cheikh, Khutbul Aktabul Kabir, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Une fois de plus, l'occasion nous est offerte de célébrer ce jour particulier et cette nuit particulière, ce jour si particulier où les créatures, toutes espèces confondues, prosterneront à l'unisson pour dire marhaban à la venue au monde du missionnaire de la fin des temps, Seydi Mohamed El Cheikh Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. En ce veille du 10 avril 2022, la cérémonie est dédiée aux femmes, des femmes dévouées à la cause qui vont nous cerner les contours du rôle de la femme dans la mission universelle de la fin des temps. Un débat riche, un débat plein d'enseignements à travers des questions et réponses et cerise sur le gâteau. Les prestations des artistes aux voix d'or vont nous accompagner à l'initiale comme à l'étape finale. Comme assalamu alaikum ni leen ko waxee tey jii ñu ngi fi daje gannaaw ba ñu sante suñu boroom julli ci yonent bi delluwaat di sukk ci suñu kanamu ki ñu amul kudul moom di Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif waaye itam ci ki nga xam ne moo ñu indi ci jataay bi di sang bu tedd bi di xutbul aktaabul kabir di imam al mahdi al muntazar muy bësam bu ñuy waajal nga xam ne créature bu yàlla mën a bind jàpp nañu ne tey jii noppi nañu ngir daal di sukk sargal ko ngir gane si àdduna jëmm ju tedd googu tey jii nag ñu jagleel ko jigéen yi jigéen yooyu ñu ngi nii toog ñu duppee leen femmes yi nga xam ne daanaka musuñu des ginnaaw tey jii nag rôlu jigéen ci biir société waaye itam ci biir mission imam al mahdi moom la ñu fas yéenee waxtaane dinañ ci ànd nag ak prestation yu wuute yu ñu groupe yi di def laata boobu programme bi la ñu Mohamed Seydi décliné buñ ca noppee ñu dem nag ci prestation bu njëkk bi ak Maodo Diouf soxna Rama Gissé soog a ñëw nag ci question yi ñu daal di koy door asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuh. Mohamed Seydi, vous avez la parole. asalaamualeykum suñu mbokk yi tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen wax marhaban fi madinatu cheikh. Donc suñu programme tey bi gannaaw bi Cheikh Adama nuyoowee ak yéen fàttali li ñu fi tax a ñëw tey te muy màggal anniversaire juddu suñu sang bu tedd bi naka suba ñu jël guddi tey bi daal di koy déjee jigéen ñi. kon tey table ronde bi ñuy amal waxtaan wi ñuy amal ñi ngi koy amal ci thème bi taxawaayu jigéen war a am ci biir mission universelle bu imam al mahdi al muntazar. Donc ñu am ci ay invité te ku ci nekk ci ñoom ñu fas yéene la poser ay questions ci naka nga jàngate mbir moomu ak lan moo ci war a nekk say tegtal ci taxawaayu jigéen waaye tamit ñu am ay prestations de différents groupes. Donc am na ñetti prestations yu ñu war a def lépp ñu nar ko tënk rek ci diggante 1 heure ba 1h15 de programme muy daal fii ak minuit et quart bëgg nañ boo ko defee lépp jeex. Donc ma waxaat ko ci tubaab. Nous souhaitons la bienvenue dans la cité religieuse de Médina Cheikh Tijani à tous les pèlerins
pour cette occasion qui nous est donnée de fêter encore une fois l'anniversaire de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh, notre vénéré guide, et l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Donc notre programme de ce soir va se dérouler sur une durée d'1 heure à 1h15 minutes, avec au programme différents invités qui interviendront sur le thème du rôle de la femme dans la mission universelle de l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Nous allons vous présenter nos invités autour de cette table ronde. Donc nous avons sur ma droite Sokhna Astou Diop de la Daïratul Iman de Rufisque. Nous avons Sokhna Mariem Sall Diagne de la Daïratul Iman de Dakar. La soirée d'aujourd'hui donc sera animée principalement par Sokhna Rama Guissé Diagne. En tant qu'invité, nous avons Sokhna Ndaye Anta Sarr, mais également Sokhna Saoudiatou, donc, et notre dernier invité, Salimatou, qui va nous rejoindre, Salimatou Sabali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar itam bu baax di si jiital sunu sang bu tedd bi yaa Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh. Et donc sans tarder dañuy ñëw rek passer aux questions. Donc c'est thème bi nga xam ne tey jii moom la ñu war a waxtaanee ak sunu invité yi donc ñu leen di dalal ak jàmm ci plateau bi. Donc on va parler aujourd'hui de la femme en général et du rôle de la femme dans la mission de l'imam Mahdi al-Muntazar. Et donc on va commencer par Sokhna Mariem. Et donc Sokhna Mariem Sall, Madame Diagne, dañoo gis benn constat léegi dañoo gis jigéen yi ci réseaux sociaux yi ci internet yi en fait dafa mel ni li nga xam ne ni mooy wàllum pudeur dañ ko jël rek teg de côté donc lépp ngay gis ci réseaux sociaux yi léegi avec des femmes te aussi mu nekk loo xam ne ni quand même lu doy waar la ñu bëggoon leen laaj rek ban interprétation wala ban gis-gis ngeen am ci loolu. Madame, parlez-nous, Sokhna Mariem, un peu de la sacralité de la femme face aux nouvelles technologies. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, que la paix et le salut soient sur notre maître, Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, l'être si parfait, la meilleure créature, le sceau de l'humanité. Louange au pôle caché, le détenteur des secrets les plus profonds, le pôle secoureur, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chériful Akbar Kabir, radiyallahu ta'ala anhu. Gloire et pureté éternelle à notre guide, Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh, le missionnaire tant attendu de la fin des temps. Pour en revenir à votre question, Sokhna Rama, concernant la dépravation des mœurs, les femmes qui ne connaissent pas leur véritable rôle, qui est si important qu'elles ont dans la société. Si on vient à la base des réseaux sociaux qui ont été créés pour faciliter la communication entre les parents, les amis, c'est-à-dire qui peuvent partager sur un sujet, sur un même centre, qui ont le même centre d'intérêt. Partager des informations, donner son point de vue pour faire une activité commerciale ou à but publicitaire, vendre des produits, avoir un marché beaucoup plus grand. C'est pour ça que les réseaux sociaux ont été créés. Donc c'est si important ces réseaux sociaux. Prenons l'exemple de Medina Cheikh Diaspora ou sur les pages officielles de Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh qui permettent de former et de diffuser ses enseignements. Combien de disciples l'ont connu et ont adhéré à sa cause? En ce qui concerne les inconvénients, ils sont nombreux. On peut souvent les utiliser pour nuire à travers des vidéos, des photos, des images obscènes qui sont diffusées et sont vues aux yeux de tout le monde, partagées par un public énorme partout dans le monde et le buzz est créé. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les diffuseurs sont payés maintenant en fonction du nombre de vues, du nombre d'abonnés.
Et c'est que ces buzz sont de plus en plus nombreux et qui sont dépourvus de toute moralité. Donc, on voit toutes sortes d'informations dans les réseaux sociaux. Les gens sont en train d'étaler leur vie avec des photos de leur maison. Ils sont en train d'étaler leurs biens, leurs richesses, et ce qui met en danger leur famille et leur entourage. Certains l'utilisent pour ternir l'image des gens, des autorités religieuses et publiques, l'image de la femme qui s'exhibe et qui est contraire aux valeurs de l'islam, enseignée par le prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Parlons aussi des enfants et de l'utilisation qu'ils en font. Les parents qui avaient trouvé des gardiens pour sécuriser leur maison, des fenêtres, des portes, maintenant ils sont exposés via les réseaux sociaux, parce que presque tous les parents donnent un téléphone portable à leurs enfants. Mais est-ce que c'est surveillé? Personne ne sait ce qu'ils font de ces réseaux sociaux-là. Et ils sont ouverts au monde. Et ils font des choses qui ne sont pas commodes et qui sont interdites par nos valeurs religieuses. Ce que nous conseillons à nos chers amis et parents, c'est d'utiliser ces réseaux sociaux intelligemment. Protégeons nos enfants et notre famille. Les parents doivent sensibiliser, parler à leurs enfants pour les informer des dangers des réseaux sociaux. Les parents doivent les utiliser pour surveiller leurs enfants et de l'utilisation qu'ils en font pour réduire les risques d'une mauvaise utilisation. Donc, ce que nous pouvons conseiller, c'est juste de faire attention, que ce qu'on dit, tous les moyens sont bons pour diffuser une information, mais tout le temps vérifier la source. Est-ce que c'est vrai? Donc, il y a une utilisation un peu intelligente qu'on doit faire des réseaux sociaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sokhna Mariam, pour ces explications, ces conseils aussi, ô combien utiles. Et donc, Sokhna Mariam, quel conseil donneriez-vous à une femme qui souhaite être vertueuse? Manam, ban conseil ngeen di jox jigéen boo xam ne ni moom dafa bëgg vertueuse? Merci Sokhna Rama pour cette question. Donc, pour une femme qui souhaite être vertueuse, il va d'abord qu'elle ait un comportement d'abord vis-à-vis, qu'elle soit un exemple. Donc, qu'elle puisse au moins avoir, c'est-à-dire voir sa relation avec le Créateur d'abord, savoir ses devoirs et ses obligations vis-à-vis de la religion d'abord. Ensuite, elle doit savoir gérer son foyer. Il y a des qualités qu'on attend d'une femme, c'est qu'elle soit au moins, qu'elle fasse de son foyer un lieu paisible, où il fait bon vivre. Donc, il y a le respect envers son mari, parce qu'elle doit savoir les devoirs vis-à-vis de son mari, et c'est vraiment réglé dans le Coran. Donc, elle doit être une confidente. Elle a un rôle de mère à jouer aussi vis-à-vis de ses enfants. Donc, elle doit veiller à la transmission des valeurs islamiques à son enfant, donc l'éduquer pour avoir une bonne éducation, avoir de bons comportements. Et dans la société aussi, elle a un rôle à jouer dans la société, parce qu'elle doit fournir à la société des enfants qui pratiquent bien leur religion et qui puissent défendre les valeurs de l'islam. Donc la femme vertueuse doit aussi s'armer de beaucoup de qualités, c'est-à-dire elle doit avoir le courage d'endurance et accomplir de très bonnes œuvres et vivre en communauté. Donc elle doit véhiculer la bonne parole. Elle doit avoir beaucoup de courage, elle doit avoir de la détermination, de la volonté, car le chemin des vertueux, les chemins des vertueux sont parsemés d'embûches, surtout en cette période de la fin des temps. Donc la femme vertueuse doit avoir beaucoup de qualités d'ailleurs. Ensuite, elle doit savoir bien gérer d'abord sa relation avec Allah. Ensuite, elle doit gérer, c'est-à-dire faire ses prières comme c'est dit dans le Coran. Elle doit respecter les préceptes de l'islam. Elle doit bien gérer son foyer, ensuite sa famille et pouvoir vivre paisiblement en communauté.
Ah oui, oui. Merci beaucoup, Sokhna Mariam. Merci pour ces conseils et tout. Et donc, nous allons rappeler que nous avons un maximum 5 minutes pour répondre à ces questions que nous avons posées. Et donc, on va donner la parole à M. Sey pour continuer toujours sur cette logique. Merci beaucoup, Sokhna Rama. Merci beaucoup, Sokhna Mariam, pour ces réponses. Donc, ñuy fàttali rek ni ñi ngi ci thème bi taxawaayu jigéen ci biir mission universelle Imam Mahdi. Ñuy ñëw ci suñu prochaine invité Sokhna Astou. Sokhna Astou dañuy dégg nit ñi di faral di wax ni place jigéen gi ci waañ ba la yam bëgg ko tënk ci toppatoo kër gi bëgg ko tënk ci toppatoo njaboot gi. Yéen est-ce que yaakaar ngeen ni loolu nit ñi xalaat loolu fa la rôlu jigéen yam wala lan ngeen mën a indi ci jàngat ci kàddu googu ñuy faral di dégg ci suñu société. asalaamaaleykum waa axiru zaman ak daahu ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziyaare ñëpp wante ñu si jiital saaxibul medinatu nuur imaamul mahdi yu almuntazar juddu suur bi ñu suuraale woon teggin tax mu jur wa dumta amiral xaq mi ne fax ci faydu nuuri tijaaniya kabasaloo doomi soxna yi nanguwul ndogalu yàlla wante jombal yi daan dunde ëttu Mawlana Cheikh Ahmada Tijaani moo tax lu jigéen dina moo rek macha allah ñu ngi koy xool ci njaboot gi mu jur kon Mame Binta Fall mi jur Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh ñu ngi koy ndokkale aussi wante ñu ngi ndokkale bépp jigéen bu ñëw rek ruuxam baax rek mu topp ki nga xamante ne nii ku ko topp mucc ki nga xam ne ku ko topp xam lu baax wante ki nga xam ne ku ko topp bu ëllëgee doo sëgg ci sa kanamu boroom macha allah. ah yaa Seydi may ñëw ci question bi nga ma posé maa ngi jéggalu nag ndax yaa woo naar ci guuxum soow comme faw mu nga dégg furux léegi li ma mën a wax rek mooy dañoo tollootul jamono boo xamante ne jigéen war na mën a bàyyi boppam ñu koy tënk ci kër ndax bu fekkoon jamono dafa neex ba sa borom kër mën lépp bu boobaa sa rôle mooy nga toog ci biir kër gi parce que loolu la diine sant mais munoo sa borom kër loxoom jotul ginnaaw nga war a mën a takku nag jàppale ko ba sutura si ngeen di dundee bañ a saaweeku ci biir ci biti nga toog mais boo toogee njaboot xiif nga toog góor munul mais est-ce que loolu dina tax famille bi dem est-ce que loolu dina tax say doomu seen xel dal lii dalal xelu njaboot mu ngi ci mu lekk ba suur mu ngi ci mu naan ba màndi wante mu ngi suñu teg ko ci yoonu dëgg macha allah li ma si mën a dolli rek mooy góor bi nga xamante ne mooy tënk soxnaam ci biir këram te loxoom jotul ginnaawam mu ngi lor njabootam wante mu ngi lor soxnaam parce que li góor mën a liggéey ba suturaal njaboot kazaalika jigéen mën na ko ndax xam nga lu tax jigéen dundam yépp sutura la war a doon ndax bi muy ñëw ci biir kër bàyyi dañu ko muur kon sag boobu waru koo sàggi macha allah li ma ciy dolliwaat mooy lan moo tax jigéen war te mën a dem liggéey jàppale borom këram ndax doom yi ñoo ko bokk sukk jur doom bu soloo ba rafet bu génnee xelu baayam dal xelu ndeyam dal mais loolu ñàkku ndeyam ak baayam mooy rot mu mën ko ci jënd wala rek ndey ak baay def leneen te leneen bu yàggee mën na jur loo xamante ne nii mën na tax njaboot gi yoon bi mu war a aw du fa aw kon jigéen fépp fu góor taxaw war fa mën a def jigéen war na ko mën a def parce que nag jigéen ñi yàlla may na leen xel jigéen ñi jàng nañu jigéen ñaa ngi ci bureau yi wante jigéen ñi ñoo jur wàll yi jigéen ñi ñoo jur ñi nga xamante ne ñu ngi sukk seeni oom di ñaan tarbiya ba tax nga mën a tegu ci yoonu yàlla kon nag jigéen dafa yàgg doon missionnaire parce que xam nga lu tax yow mënoo jur doom ne ndeyam ci biir këram lekkul naanul sa jabar du bouger mais léegi yow boo toogee wéet est-ce que du rus parce que jigéen bi waroon na la mën a suturaal ba
seen sag du sàggee ko parce que yaay mën na muñ baay mën na muñ mais xale mënta muñ xiif te xale bu xiifee xolu yaayam du sedd xolu baayam du sedd kon sutura si mooy na ndey dem wuti baay dem wuti ñu boole indi ci biir kër gi muy sag muy sutura foofu rek laa mën a yem ndax man Soxna Astou bi may ndaw ba tey damay liggéey te incha allahu tant que yàlla mu may wér damay liggéey ba dugg biir bàmmeel parce que sama njaboot laay liggéeyal salaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah Soxna Astou jërëjëf ci réponse boobu xanaa rek kon ñu bëggoon laaj ci cadre mission Imam al Mahdi yow nga ni taxawaayu jigéen daal gis nga ni dafa war a takk ndiggam jàppale borom këram liggéey indi ci kër gi ndax njaboot gi mën a dund ci sutura mën a naat waaye jigéen naka la mën a boole di liggéey bëgg boole yar bëgg boole ak diineem te lépp ñu nekk ci axiru zaman mu bëgg daw moom bëgg am taxawaay yëpp naka la jigéen mën a boole loolu yëpp taxaw ci. macha allah say xam nga jigéen yàlla dafa def ci moom mu am xel. yàlla dafa def ci moom mu mën a dalal góor su nekkee ci fitna kon jigéen ndonoom mission ci la bokk tey boo xoolee macha allah Mame Fa Wade Wele mi jur Malick mi taal jàkk yi ci réew mi moo ne Malick jigéen a ko jur wante jigéen ju taxawu woon pour jàppale borom këram ci daara ji ba tax keroog macha allah dundam yépp da doon fóotal doomi daara yi bëggul woon dara parce que yàlla la doon wër di wut ngërëmu yàlla pour man bépp jigéen tam buy dundee aaxiru zaman li nga mën rek parce que dañ toll ci jamono bu metti li nga mën mooy nga sàkku sa ngërëmu borom kër wante nga sàkku aussi ngërëmu yàlla parce que liggéey tam jaamu yàlla la yow naka nga mën a toogee rek macha allah war a participer ci kër parce que bu la góor libéré ne la demal liggéey yow bul xaar ñu ne la defal ci kër parce que góor bi la libéré suturaam mu ngi ci yow lu góor di def ci kër war nga ko mën a def parce que sutura yàlla yaatu na mais góor day dunde ñaxam man dama gëm ne góor dafa war a dunde ñaxam parce que ka ngay dem di ko sibooru mbaa ngay yaakaar ci moom pourtant mbindeef la comme yow wér na comme yow am na xel comme yow kon lu tax nga bëgg a jël sa dund di tàllal loxo di tuutal sa bopp dignité ci jigéen personnalité ci jigéen loolu la doom di gis ci ndeyam gis ko ci baayam ba bu ëllëgee fépp fu muy teg tànkam daf koy xam nga xool jigéen ji nga xamante ni nii da doon wër yàlla macha allah laf cet nga xool jigéen ji nga xam ne da doon wër yàlla waaw macha allah ñuy dalal saaxibul medinatu nuur ñuy dalal miftaaxul xadratu ilaahiya wante ñuy dalal xalifa cheikhu Tidiane bi toll ci dugg ndawam ñu waajale ko basaatul jalaal jox ko wàcc waay bay medina cheikh Tidiane macha allah miftaaxul xadratu ilaahiya ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay wax dalal ak jàmm borom jamono ak lu dul jamono jabbaaratu tarixati samsi ilaayatu kubra borom barzakul maxtu muy xëy ba asalaamaaleykum wa rahmatullah. Deuxième prestation, voilà. Deuxième prestation. Non, 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 je vous en prie. Waa kon mbokk yi ñu bëggoon ngeen tàccuwaat bu baax a baax suñu sang bu tedd bi
sang bi jigéen ñi nee nañu dang leen honoré jigéen yi nee nañu bég nañu jigéen yi nee nañu kontaan nañu jigéen ñi nee nañu jërëjëf sang bu tedd bi kon soxna Rama ñu wéy ci li nga xam ne mooy prochain invité bi. Merci beaucoup Cheikh Adama et donc di leen di rejoindre vous tous rek di dalal sunu sang bu tedd bi tey moom jigéen yi ñoo aye donc dinañu dugg ci waañ bi dinañu dugg ci bërëbu liggéeykaay bi dinañu dugg ci diine beek yépp donc pour parler du thème principal bi nga xam ne ni mooy vraiment le rôle de la femme dans la mission de l'imam Mahdi Al-Muntazar. Et donc on va passer à Madame Adja Ndeye Anta Sarr. Madame Sarr dañuy gis ñu ni diine dafa yëkkati jigéen maanaam diine dafa jox gëdd jigéen est-ce que mën ngeen ñu wax ci yan anam. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu suñu mbokk yi teew ci bërëb bi yépp di nuyu suñu mbokk yi ñu bokkal plateau bi yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan ñu ginnaaw ba nu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci Seydi Ahmed ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu nuyoo ak suñu ziar ak suñu cofeel ci xatmiyatul maxtum bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Mawlana Cheikhu Tijaani Chérif radiyallahu taala anhu di ko ñaan mu nangul ñu suñu nekk taalibe suñu tarbiya ak suñu teggeen ci barkeem di ziar jëmm yu tedd yi mu am ci Sénégal yépp waaye di teg nuyoo bi ak ziar bi yépp ci loxo xalifaam fi Nuril Arzam di suñu xalifa di suñu wasila yaa Mawla yaa Seydi Mouhamed El Cheikh Imamul Mahdi Al Muntazar ki nga xamante ni suñu nekk taalibe Cheikh bu nangu wóolu wuñu ci yaakaar wuñu ci kenn ku dul moom di ko ñaan mu nangul ñu ko. Soxna Rama bu ñu ñëwee ci sa question suñu bëggee xam naka ak ci yan anam la l'islam yëkkatee jigéen. Faaw ñu def un retour vers la civilisation pré-islamique maanaam la civilisation ancienne ñu dem des décennies avant l'islam pour mën a xam ci ban place la jigéen amoon ci société yooyu. Avant l'islam la femme n'avait aucune valeur on ne donnait aucune valeur à la femme donc aucune considération doonu ko doyadaloon doon ko métital dañ ko nootoon doon ko métital mais nag bu nu jaawale diine ak aada parce que am na doxalin yu bari yoo xamante ni ci aada la aju mais du ci diine parce que yàlla subhanahu wa taala amul benn diine bu mu wàccee ci kaw suuf santaane ñu doy dal ci jigéen suñu xoolee kon yooyu société pré-islamique la femme ne jouissait ni de sa personne ni de ses valeurs. Il ne jouissait pas librement de sa personne, ni de ses valeurs. Ses droits les plus élémentaires étaient bafoués. En Inde, par exemple, la femme était considérée comme un bien transmissible par héritage. Ou pire encore, sa vie s'arrêtait avec la vie de son mari. Maanaam dundam ci dundu borom këram la yemoon. Dañ ko doon jël bu borom këram génnee àdduna ñu jël ko boole ko ak borom këram teg ko ci bûcher bi lakk ko muy dund ñu teg ko ci bûcher bi lakk ko. Bu ñu demee ba ci civilisation chinoise ñu gis ni la femme était considérée comme un signe de malheur et de mauvaise fortune. Amul woon droit sax xool góor en face dañ doon laqatu bu ñuy génn ndax pour ñoom dajeeg ñoom xëy na malheur la woon. ñu dem ci grec yi ñoom la femme était considérée tout simplement comme un être impur dañu leen considéré woon rek comme des objets de plaisir
Il disait d'ailleurs, nous les prenons pour le plaisir, pour la santé quotidienne de nos corps, ou bien pour la procréation, tout simplement. Amuñu woon droit dugg ci temple yi et il prétendait même que la femme n'avait pas droit au paradis. Si seen wax boog ñoom jigéen warul dugg warul jaamu yàlla amul woon benn droit dugg ci lieu de culte yi et qu'elle n'entrait pas au paradis selon eux. Pour les Arabes avant l'islam donc ñoom avant l'islam am doom bu jigéen gàcce la woon ci ñoom jaraloon nañu ñu jël seen doom bu jigéen boobu gas ba mu xóot ñu jël ko sul ko ndax bañ ñu ne kii de jigéen doom bu jigéen la am du ñu dund ak moom ci kaw suuf dañ koy jël muy dund ñu gas sul ko. L'islam moo ñëw corriger dérive yooyu ak dérapage yooyu yépp ay aya wàcc di layal jigéen delloowaat ko place ba mu amoon ba ko yàlla subhanahu wa taala wàccee woon ci kaw suuf moom yonent yàlla Adama. Alxuraan indi saar jagaleel ko jigéen xamal ñu ne jigéen ak góor même droit ak même devoir la ñu am ci kanamu suñu borom lii yàlla sant jigéen moom la sant góor ndax yàlla bu ne muslimina danaan muslimaati mënoon na yem fi rek ni muminina wala mu yem rek ne muslimina waaye yenn saa yi day spécifier ne jigéen jullit bu góor jullit bu jigéen insisté ci kon li yàlla subhanahu wa taala sant jigéen moom la sant góor. macha allah. si ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc lañu delloowaat jigéen valeur am ak considération bi ñu ko war a amoon si droit yi mu disposer librement de sa personne et de ses biens am droit yëpp droit à l'enseignement droit à la propriété ci jigéen ci la am droit am sax ndono. kon soxna Rama pour ne pas être trop longue loolu laa mën a écourter wax la ko ci jigéen avant l'islam et l'islam avec la femme. Merci beaucoup madame Adja Ndeye Anta Sarr si nga xam ne ni yëpp vraiment indil ngeen ñu ko déjà statut jigéen avant l'islam di ñëw ak l'islam bi nga xam ne ni itam ñëwee na mais dañuy rester toujours ci cadre boobu maanaam ci cadre jigéen ban rôle la jigéen mën a am ci lii nga xam ne ni mooy tarixa tijaaniya bi wala ci li nga xam ne ni mooy mission bi ñu nekk di dund ñun ñëpp muy la mission de l'imam Mahdi al-Muntazar. macha allah soxna Rama pour ne pas tarder ban place la jigéen am ci tarixa tijaan ak mission imam Mahdi al-Muntazar jërëjëf ñu delluwaat di sant yàlla waaye di ko ñaan mu nangul ñu suñu sang bu tedd bi suñu nekk compagnon ci mission bi. tabarake lañ leen ko mission bi nga xam ni képp kuy jullit ak ku dul jullit bu la fekkee ci kaw suuf yàlla daf la sant subhanahu wa taala nga topp imam Mahdi al-Muntazar loolu la wax ci alxuraan. jigéen ji yàlla baaxee mu dund ci axiru zaman bokk ci tarixa tijaan wala mission imam Mahdi alayhi salaam ani ban rôle la war a amee dama lay wax ni ci biir mission bi wala ci biir tarixa bi taxawaay jigéen benn la war a doon mooy parce que continuité la kon jigéen ji ñëw ba mu jigéen ji gannaaw ba mu amee jikko doxalin ak teggi di julli àqan wala am dafa war a nekk taalibe cheikh di sàmmonteeg charte ak teggin yi war dafa war a nekk royuwaay nekk référence ci fànn yépp am une bonne éducation religieuse mais bu am jeexital ci jëmmam ak ci ay doxalinam mu xam bu wér kan mooy kilifaam xam ni muy àndee ak moom ak lan mooy mission imam Mahdi li mu laaj ci matuwaay teggin ak taxawaay kon dafa war a sàmmonteeg jëmmam ba ku mu jaboote képp ku mu jaboote kuy xool ci moom walla ku mu jaboote mu mën ko sàmmal jikkoom yar leen ci yoonu siraatal mustaqim waaye miin na leen yoonu tarixa bi mission bi dara fa war a nekk dundam mu nekk une missionnaire à part entière lépp lu mu mën ak lu mu am ci expérience mu mettre ko au service de la mission te bañ a xeeb dara ci kër gi ci daara ji ci lépp lu aju ci liggéeyu xadara bi
xadara bi muy presse bi muy technologie bi muy publication yi lépp muy restauration bi muy formation des jeunes des enfants si fànn yépp lépp pour l'organisation la cause et la bonne marche de la mission dundal tarixa bi Mawlana Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu son rôle le plus fondamental mooy yar njaboot gi ci tegginu xadara bi fexe ba ndaw ñi gimmi ci lépp lu aju ci wàllu tarixa bi yar leen yaral leen seen bakkan ba suñu tolloo ci tarbiyatu ruux bi nga xamante ni suñu sang bu tedd bi mu ñu ko yareel mu mën a yomb ci ñoom ndax dañuy wax ni xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak ay mag fànn boobu ci wàllu woowu ci wàllu njaboot gi la waaye à l'échelle de la société la femme doit être une personne ressource mais aussi un personnage de relais di jàllale ak di jàngale sangu bu tedd bi nekk une éducatrice mais surtout une référence de par son comportement waaye dafa war a am pas-pas am détermination une bonne conduite am volonté ak engagement te du nekk ci intérêt boppam waaye ci intérêt mission bi kese lu dul di sàkku barke ak leer elle doit être une missionnaire avec porteur de flambeau avec écriteau au service de la mission macha allah ma soxna Rama di la remercier. Merci beaucoup donc madame Adja Ndeye Anta Sarr ñu lay sant di la gërëm ci leeralal yi nga xam ne ni yépp indi nga ko fi et donc on va donner la parole à monsieur Sey. Merci beaucoup à nos chers invités pour leurs réponses plus que pertinentes aux questions. Donc nous allons passer à notre prochaine invitée, Sokhna Salimata Sabali de la Daïratul Iman Casamance. Sokhna Salimata, pouvez-vous nous parler de la valeur de la femme musulmane et de sa place dans la société à l'époque de la fin des temps que nous vivons, s'il vous plaît? Aouzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Avec votre permission, musidɓe tedduɓe men calmini on men juurima men ñaagima on duwaw mi caggal nde men yetti Allah e nelaɗo muɗum Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min ɓangi salamu o e ziyara o min pawi ɗum e juuɗe mo ganduɗa men ngala ko wona kanko yakar amen hande e janggo wasila amen mawlaya Cheikh Seydi Aj Mohamed El Cheikh ibn Ahmad ibn Muhammad ak Tidiane Chérif radiallahu taala anhu. dafa mel ni dangeen ñu laajte valeuru jigéen ci biir société bi kon wolof bi bu demeewul noonu rek ngeen jéggal ñu voilà donc valeuru jigéen dafa am ay valeur yu bari mais man ci sama jàngat bopp dama foog ne am na benn valeur bu fondamental boobu su ko jigéen amee rek yeneen yi dañuy ñëw mottali mooy l'éducation. L'éducation est une valeur fondamentale chez l'être humain rawatina ci jigéen loolu pour ñu mën ko indi xam ne dañuy dellu rek ci jàngale sang bu tedd bi mooy li njëkk boo bëggee sa njaboot yaru danga war a tànnal say doom papa walla nga tànnal leen yaay tànn bi lu tax mu am njëriñ parce que fi ngay tànn dangay xool koo xamante ni ku baax la ku tedd la donc su tànn bi ñëwee rek dafay fekk bu ci njaboot juddoo mottali lay doon sur le plan spirituel sur le plan religieux et sur le plan dans la vie en communauté kon yar boobu bu ñëwee rek lépp dafay mottali lu ci des parce que yar bi nit ki dafay war yaru vis-à-vis de sa propre personne mais aussi envers les autres ci waxin bi ci doxalin bi ak ci ni ngay jëflante ak say nawle donc su ko defee rek bu yar bi ñëwee rek kon respect bi day ñëw maanaam orma bi walla teggin bi vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres le respect de l'autre respect bu ñëwee rek dinañ gis xëy na tolérance day dikk parce que nit bu yaroo mu am orma am teggin kon kooku dina mën a nekk nit ku muñ
te ñun ñëpp xam nañu muñ tamit valeur bu fondamentale la bu essentielle non seulement dans la vie en famille dans la vie en communauté mais vis-à-vis de son prochain parce que da ngay mën a tolérer sa bopp balaa nga mën a tolérer keneen dans sa façon de voir dans sa façon d'être et dans sa façon d'agir da ngay accepter sa morom avec tout ce que cela comporte comme bonne valeur ou comme défaut comme opinion da nga koy accepter su ko defee bu muñ bi dikkee rek nit ki après dëggu bi ñëw mooy la personne doit être juste nit ki mën a dëggu donc su loolu ñëwee rek kon dinañ xam ne éducation bi bu dikkee si nit ki rek yeneen valeurs yëpp dañuy ñëw mottali yar boobu donc ci gàttal loolu la ñuy bëggoon indi salaamaaleykum. macha allah donc yéen delloo ngeen lépp rek ci wàllu éducation à la base ndax loolu mooy defar lépp li comportement ñu bëggoon rek xam ni léegi da ngay yar sa doom ci kër gi waaye sa doom dafay génn di dem école génn dem di tase ak ay moromam ci mbedd mi di tase ak yeneen nit ci yeneen milieu naka nga war a mën a def su fekkee doom bu jigéen la wala bu fekkee jigéen la ba mu war a mën a am comportement bu baax ba nga xamante ni li nga ko yare noonu lay comporté woo waaye du dem di jël yeneen comportement di ko indi ci biir kër gi naka ngay def pour consolider loolu ci moom ba du am influence extérieure. macha allah pour consolider yar boobu man je me dis que yar bi comme que ci base bi la si la base est solide lu si des day ñëwal boppam si l'éducation de base elle a été bien établie nit ki sa doom nga waxtaan ak moom nga teg ko ci yoon kooku su génnee dina fàttali ko lu ko yaayam waxoon dina fàttali ko lu ko papam waxoon du tee nag à chaque fois nga continuer di communiquer ak moom parce que la communication elle est fondamentale dans l'éducation ou la continuité de l'éducation de l'enfant rawatina xale bu jigéen dafa war a waxtaan ak waajuram yi war ñu dëkk di waxtaan ak sunu doom yi parce que effectivement comme ni ngeen ko waxee ci biti moom lu ne mën nga fa donc su ko defee rek à chaque fois da ngay xool ndax li nga defoon ci moom mu ngi ci moom ba tey loolu noo ko mën a vérifier di continuer di communiquer ak xale bu jigéen bi kon man communication bi la yaakaar ne ni dina mën a en tout cas accompagner xale bi ba mu nekk majeur mu xam en tout cas lii su ma ko defee baax na lii su ma ko deful baax na mais tout dépend de l'éducation de la base voilà merci. Merci beaucoup Sokhna Salimatou donc éducation à la base et une communication ininterrompue et l'éducation par l'exemple jërëjëf. Et donc gis nañ fi ay jàngat yu bëri yoo xam ne ni déjà génn na si wàllum jigéen si fànn yu bëri et donc dañuy ñëw rek si Sokhna Sawdiatou madame Mbodj et Sokhna Sawdiatou ban comportement wala doxalin la jigéen bu baax war a am si sëyam pour mën a itamit bañ a réeroog li nga xam ne ni mooy diineem nan la war a doxalee si biir sëyam nan la war a comporté woo si biir sëyam ba nga xam ne ni dina def li mu wax mais sans réeroog li nga xam ne ni mooy diineem. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعفف لنا بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن قطب المكتوم مولانا أبو العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه ونحيي ونزور شيخنا ووسيلتنا وممدنا ورجاءنا مولانا سيدي محمد الشيخ إمام المهدي المنتظر عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki xadaratu daayiratul iman ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu sang bu tedd bi Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh ñu di ko ñaan mu nangul ñu suñu taalibe nangul ñu suñu tarbiya nangul ñu suñu teggin ci keppaaram wa ma zalika alayhi bi aziz fa tabaarakallah Seyda Rama nga laajte question bu am solo mooy jigéenu jullit nan la war a mel
si biir sëyam ba du réeroo ak diineem. Borom laxdar yi dafay ñu jàngal ne mukallaf warul jëf benn jëf feek xamul àtte yàlla si jëf boobu. Sëy jaamu yàlla la waaw jigéen bu ne dafa war a xam ne lii muy dugg nii jaamu yàlla la. yàlla subhanahu wa taala moom moo wax ci suuratu Ruum aaya 21 ne ba'da a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajim wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmatan li taskunu ilayha. jigéen sakina la war a doon. sakina mooy lan mooy dalwaay pour borom këram. jigéen bu nekk war na fexe ba borom këram su wàccee liggéey mu yàkkamtee daw àgg këram. loola nag jàmm da koy waral. loola ci comportement ndaw si daf koy waral. digganteem ak borom këram lépp lu mu ciy def rek ci yëngatu ak ci dal dafa war a xam ne loolu jaamu yàlla la. moo xam togg la moo xam tâche ménagère la moo xam ni ngay toppatawee sa borom kër lépp loo def si biir foofu rek dañ dafay bindal ay tuyaaba ay yiw. kon loolu nekk loo xam ne danga koy def pare sonn wala nga ne non duma seen toggkat wala déedéet loolu ngay def si biir néegu sëy jaamu yàlla la waaw. loolu sa côté sa digganteeg sa borom kër la mais jigéen aussi yaay la waaw ndaxte woykat bi daf ne al ummu madrasatun isa aadataha aadata shaaban tayyibal araq mu ne yaay école la soo ko préparé rek dangay daal di am peuple boo xam ne peuple bu vertu lay doon. kon jigéen bu nekk war na fexe en tant que yaay mu fexe def ay valeur ci njabootam mu def éducation bu njëkk balaa moo dem ca l'école ba si yaay ji lay njëkkee. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon benn xadis mu ne iza sallatil mar'a xamsaha wa saamat shahraha wa xafizat farjaha daxalat min ay abwaabil jannati shaat. Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam daf ne jigéen su respecté julli juróomam maanaam boo jullee sa julli juróom nga woox sa weeru koor nga sàmm sa pëy nga topp sa ndigalu borom kër buntu aljanna yi lañ lay ubbil nga dugg ci bu mu la neexee. kon foofu da ngay xam ne li ngay def sa biir néegu sëy ndekku loo xam ne dafay nuyul moo xam nga yëg ko wala nga bañ ko yëg. kon nañu rafetalaat yéene te xam ne sëy si jaamu yàlla la bokk. comportement bi jigéen war a am ci biir néegu sëy weesuwul lu dul li ko diineem sant mu di ko def. jigéen nag bu ñu dafay topp borom këram foofu war nañ xool ban modèlu borom kër lañ war a topp ndaxte tamit ni borom kër di tànnee soxna su baax soxna si tamit noonu la war a tànnee borom kër bu baax. sallallahu alayhi wa sallam ba tey mi ngi nettali Seydi Ahmed ne iza jaakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawwijuhu mu ne nit ku leen dikkal di ut soxna xool leen ci moom diine ak ay jikkoom mu ne su leen doyee rek na ngeen ko sëyal. kon loolu moom mooy base bi su ko defee su fekkante ne yow ak sa borom kër maanaam yéen a bokk diine seeni jikko tamit nekk jikko yoo xam ne jikko diine islaam la yaakaar naa yàlla mën na def njaboot gu barkeel defal leen tawféex macha allah. jërëjëf soxna Sawdiatou donc daal xam sa diine lu am solo la mais aussi l'éducation revient toujours mais soxna Sawdiatou gis nañ ni que ni jigéen yàgg na œuvre si li nga xam ne ni mooy diine bi yàgg na œuvre si l'islam yàgg na nekk missionnaire si islam est-ce que mën ngeen ñu jox ay exemple soxna yoo xam ne ni vraiment œuvre nañ si diine wala ñu ngi œuvre si diine bi. ah macha allah Seyda Rama ndeysaan sual bi wala laaj bi amatina solo bu ñu xoolee l'islam dafa tàmbali rek jigéen jóg waaw doy na exemple nga xam ne kenn duudu ko présenté muy suñu yaay Xadijatu nga xam ne bi mu commencé di accompagner Seydi Ahmed booba nubuwa gi sax feeñagul ci moom waaw booba nubuwa gi feeñagul ci moom yonent bi tamit sallallahu alayhi wa sallam am kóllëre goo xam ne musul dañ di tudd valeur yi ndaw soosu donte ne génn na àdduna waaye fu mu munti toll rek mi ngi tudd baax ga nekkoon ci suñu yaay Xadija mi ngi tudd yiw gi nekkoon ci suñu yaay Xadija mi ngi tudd tabe gi nekkoon ci suñu yaay Xadija doy na exemple rek biñ koy wax ne ko soxna Xadijatu moom sa màgget mi chaque jour nga di ko tudd mu daan ne moom moo ma gëm bi ma ñëpp weddee parce que bi Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam jógee xaaru Xiraa ci shahada boobu la njëkk a gis Jibril moom moo ko dalal mooy suñu yaay Xadijatu kon foofu sakina bi ma doon wax day daal di ñëw
bi moom moo jël alalam def ko ci Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam wante njabootu Seydi Ahmed yëpp yàlla ci moom la ko jaaree ba mu des Ibrahim ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dénkoon na ko juróom-ñaari bant mais juróom-benn yëpp mook suñu yaay Xadijatu ñoom ñoo ko am te loolu cër bu rëy la ci jigéen moo tax ndeysaan bi mu faatoo yàlla subhanahu wa taala terelee ko yaa ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya loolu nag exemple la si ñun jigéen ñëpp ñu daal di jéem a fexe rek ba am nafsul mutmainna boobu ba am radiyatan mardiya nga xam ne da ngay dellu ci sa borom ànd ak ngërmaande borom bi subhanahu wa taala wante bëri nañ ay exemple kooku suñu yaay Khadija la suñu yaay Aïcha nga xam ne moo gënoon a tuuti ci ay at si soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante li mu mokkaloon ci ay xadis Abu Hurayra rek moo ko ëppoon li mu mokkal ci ay xadis waaw ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonoon joxe exemple ne xuzu nisfa diinakum min hazihi al-humayra maanaam jël leen seen genn wàllu diine ci soxna su xonq si muy sayyidatuna Aïcha munuñu dem tamit te duñu cité nisaa'u sayyidaatu nisaa'il alamin mooy juróomi soxna yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd na leen nee na ñoom ñooy sang jigéen àdduna wax naa suñu yaay Khadija si la bokk wax naa suñu yaay Aïcha si la bokk Fatima si la bokk ak sayyidatuna Maryam nga xam ne mooy yaayu Seydina Isa alayhi salaam ci la bokk ak sayyidatuna Asiya nga xam ne moo nekkoon soxna Firawna dem na ba Firawna di ko teg xeetu mbugal xeetu lor mu ne rabbi najjini min Firawna wa amalihi wa najjini baytan najjini min Firawna wa amalihi wa najjini min alxawmi zalimin ñaan yàlla ne ko nag ma may kër ci aljanna te nga muccal ma ci Firawna ak nit ñu réer ñi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na avant muy faatu moom wan nañ ko këram ci biir aljanna mooy sayyidatuna Asiya kon ñooñu ñëpp ay jigéenu royukaay lañ yoo xamante ni nekkoon nañ ci biir diine l'islam wante duñu fàtte sayyidatuna Sumayya nga xam ne bi l'islam di door a tàmbali moom la deretam njëkk a tuuru ci l'islam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit def ci moom ay témoignage ne fa sabran ala Yaasir fa inna maw'idakumul janna maanaam yéen waa kër Yaasir parce que Sumayya borom këram Yaasir la tuddoon doomam bi tamit moo ngi tuddoon Ammar ñu ne ko weddil mu ne deena moom day dee ak pas-pasam ñu daal di koy rey deretam njëkk a tuuru ci l'islam kon kooku royukaay la ndax moom ngëmam rek la doon sauvé yonent bi nag ne leen muñ leen ndax yéen seen rendez-vous ëllëg aljanna la mooy Sumayya ak borom këram ñu jox leen rendez-vous aljanna loolu tamit lu am solo la sayyidatuna Rabiatul Adawiya nga xam ne sang bu tedd bi jàngal nañu ne ci 18 ruux yi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci Durratul Bayda la bokkoon mais bi ñu wàccee ci xeer bi moom réclamé wul dara lu dul maanaam cofeelu suñu borom waaw boo déggee baytu yu mu doon wax danga naan kii kan moo nekkoon borom këram xabibun laysa yaadiluhu xabibun wama li siwaahu fil xalbi nasibun xabibun gaaba an sam'i wa basari walakin an fuaadi ma yaxibu mu ne sama soppe bii kenn mënu ko remplacer ci soppe sama soppe bii nga xam ne fàddu na ci samay bët waaye fàdduwul ci sama xol yàlla la doon wax ak foofu cofeel bi mu amoon ci borom bi subhanahu wa taala bu ñuy tënk rek Seyda Rama dañuy wax ne depuis bi l'islam tàmbalee ba suñu jamono tey ji jigéen musul des ginnaaw ci biir mission wàllu yu yàlla yi nga xam ne jot nañ fi jaar yëpp dinañ ànd ak ay jigéen ñu baax moo xam seeni soxna la ñuy doon moo xam ay jàmbaari fàq tëdd la ñuy doon ànd ak ñoom ci biir mission bi mission axiru zaman di mission imam al mahdi al muntazar di bi nga xam ne suñu sang bu tedd bi Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh moom moo ko yore jigéen ñi tamit de suñu si ginnaaw ndax boo seetloo kii sang bu tedd bi njëkk a jox wirda Seyda Binta Seen la waaw loolu dañ koy delloo njukkal si loolu bu ñu xoolee tamit ba tey ba muy dem Arafa foo seenee góor ña gis nga jigéen ña ba mu demee ca tournée nationale ba tamit boo seenee góor ña gis nga jigéen ña kon jigéen musul des ginnaaw mënoon naa fi tudd yeneen exemple wante daal pour tënk rek mooy am nañu ay royukaay am nañu ay référence wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah soxna Sawjatu vraiment merci beaucoup pour développement bi yëpp lépp di wane rek ni daal jigéen mësul des ginnaaw te toujours mu ngi œuvre si li nga xam ne ni yàgg na di œuvre si diine bi si l'islam si
donc ñu lay sant di la gërëm vraiment mais di remercier aussi sunu invité yëpp yi nga xam ne tey développé nañ ko fi yëpp si li nga xam ne ni toujours mu ngi dellu si wàllum jigéen et ñu jëlee si ay conseils ay jàngat yu bëri vraiment ñu leen di sant di leen gërëm donc pare nañu si question. waa kon ñu jox kàddu gi suñu sang bu tedd bi ki ñu fi dajale ki waral bile jataay ki jigéen ñi wax jërëjëf mu defal ñu surprise mu neex ci xolu góor ñi neex ci xolu jigéen ñi waaye neex ci xolu àdduna si sëpp sang bu tedd bi ñu ngi lay jox kàddu bi jërëjëf. bismillahi rahmani rahim. assalaamu aleykum. moom daal dafa mel na dañu ñëwoon rek ni nañu barkeelu ci seen jotaay bu tedd bi waaye barkeelu aussi ci seen jotaay bu leer bi waaye barkeelu aussi ci seen volonté waaw ndax xam naa da ngeen ko tuddee surprise sax waaye fekk na am na surprise yoo xam ni benn yoon lay mën a nga koy mën a am ci sa dund bu la rëccee rek dootoo ko amati waaw su ko defee seen toogaay bii nag nun dañu jàpp ni loolu lañ ci mën a jëriñu moo tax ñu ñëw fi pour seetaan si waaw ndax ñëwuñu fi sax nag pour waxtaan si dañuy ñëw rek pour seetaan si tabarakallahu sunu résumé li ngeen wax yépp li ñuy njëkk def rek mooy sant leen waaw sant leen ndax hakim yi dañuy wax ni booy yar nit di ko digal ci yoonu yàlla ba mu dem ba mën a niiteel ñi ca gannaawam nee nañu sa jaan wàcc na te mu mel ni itam yéen ku leen dégg xam ni xam ngeen seen mission te mission bi ngeen yore it moo ëpp mission yu góor yi yore waaw ndax jigéen école la waaw jigéen école la ci biir kër njaboot gay juddu la cay baay ba mën du bare ndax baay ba day xëy génn kon yaay ji mooy yar su ko defee itam orientation it jigéen moo ko mën a defal boroom kër ndax moo mën a dalal xolam waaw moo tax yàlla jël yonent bi dénk ko mission boo xam ni mësu ko dénk mbindéef waaye teewul bi yonent bi ñëwee seetal ki yàlla jaarale ci moom orientation mooy Sayyidatuna Khadija waaw bu ko yonent bi ne ko man de li ma gis dafa mel na ay jinne la mu toog ak moom ba yàgg ni ko anañu yonent bi ni ko ñi ngi na la di ñëw mu muri boppam yonent bi ni ko dem nañu mu ni ko kon du jinne waaw ndax su doon jinne dafay bëgg kawaru jigéen kon dañuy ñëw kon yi ngay gis malaayika lañu waaw ma ni loolu rek pour man doyoon na leçon waaw ku toll ni yonent bi jàngal ña ca espace intermédiaire yépp ñëw ni jinne la gis jigéen ni ko gisoo jinne malaayika nga gis loolu ku ci waaruwul dootoo waaru waaw waaye fekk na nañ ko doon jokkalantee ñoom du loolu rek mooy sens ba mooy yàlla mooy wane ni jigéen école waaw yàlla mooy wane ni jigéen école waaw su ko defee nag hakim yi dañuy wax ni école moom soo bëggee ña cay jàng jag da ngay fexe ba maître ba cay jàngale walla professeur ba ngay jël moom it mu jag ba noppi waaw te mooy wut boroom kër gu jag waaw soxna su tedd si wax na ko léegi tabaarakallaahu ca na mu jàngalee diine waaw ni góor amee fulla gu tollo dem di tànni soxna su baax noonu la soxna si waree amee fulla gu tollo moom it dem tànn góor gu baax waaw parce que ñaar yooyu benn bu ci faussé rek sa kër yàqu na waaw boo tànnee soxna soo xam ni la yàlla xam doy na yow taluloo yar moom mooy yar daf leen di yar na mu mel la leen di yar waaye boo baaxee jag ba noppi tànn boroom kër goo xam ni bu ñëwee la mu yónni xale ya mooy cigarette walla sàngara yàq nga sa kër waaw te nag laa yukallifu llaahu nafsan illa wus'aha mag ñi dañ daan wax ni yàlla tegul benn bakkan lu mu àttanul hakim yi ni moo tax lu mu teg bakkan rek xam na ni bakkan àttan na ko ba noppi waaw
su ko defee nga gis ni kon njàngat bi am yépp ci la ngeen tudd ci domaine bu nekk nag waaw nun lañ koy résumé mooy ñu fexe ba xam ni am nañu ay soxna yu baax ci béréb bi yoo xam ni mën nañu inculquer xale yu jigéen yi amagul borom kër ñoom it ay jukko yu baax ñu jox leen nopp déglu leen waaw waaw lu am solo la waaw yàgg naa ko di wax ni gis nga nopp moom kenn mënul ni samay nopp joxuma ko kenn waaw boo ko joxul ku baax jox nga ko koy yàq sa xel mënuloo ci dara yàlla binde noonu àdduna waaw yàlla moo binde noonu àdduna kenn mënul yor say nopp ni joxuma ko kenn waaw boo ko joxul ku lay xelal lu baax daa ko jox ku lay xelal lu ñaaw waaw su ko defee nag góor sax moom am na sens boo xam ni mën na ni moom góor la mi ngi fi di liggéey mi ngi fi am na soxna si dem na beneen dëkk ma nga fa am na beneen soxna waaye jigéen moom taaram mooy éducation de base waaw te éducation de base bu ko bàyyi mënee def ci soxna it danay jafe waaw la ca yaay ja mën bàyyi ba du ko ci mën ndax yaay ja moo nekk ak moom bare na ñuy bàkk toujours bés bu ne naan maay borom kër gi fekk na kër gaa ngay tas te yëgunu ko waaw léeg nga dégg nit maay borom kër gi dana ngeen xam ni maa yor caabi ji nangam kër gi dana ngeen xam ni lu ma fi dogalul ndekete kër ga la fay xew xamu ci dara waaye yaay ja nag xam na lépp moom waaw da ngay xëy ba yàgg rek benn góor ñëw ne ma doon bëgg sa doom nga ni waaw kii duma ko may ndax foog ma xam kañ la ñu ni yàgg nañu di nga ni kañ la ñu ni at bële waaw nga wëlbatiku ni yaay ji mu ni waaw yëg naa ko waaye dama xam ni yow kilifa nga waaw tànk jotul rek duñu la ko wax waaw seetal boobu wax waaw yow kilifa nga tànk jotul duñu la ko wax te kilifa ka moom la yàlla di woo ëllëg ni ko kaay wax ma li doon xew sa kër yëpp waaw waaye da ngay dégg dañuy dalal sa xel ni yow kilifa nga tànk du farate rek duñ la ko wax waaw soo defee boo gàttee xel nag ni waaw kilifa laa kenn du ma wax ay détails waaw te kat bu kër ga doon tas kilifa ga la nii njëkk woo ni ko sa kër a ngi tas waaw pour wax la jigéen bu la nëbboo dara nga ci dul xam waaye bu tijjee xolam ci yow it lépp ngay yëg waaw waaye loolu yëpp nag na nekk jigéen ju baax rek waaw yàgg naa di wax ni bari na góor yu bëggoon dugg aljana dem ba yàgg nga gis leen ñu détourné wu dem safara boo xoolee seen nopp am na soxna yu wax ak ñoom waaye itam am na jigéen yoo xam ni dañuy jub ba jëm aljana jékki saa nga gis ñu détourné ni safara la ñu jëm am na góor yu yàq seen xel kon xel mi bu sellul kër ga du taxaw waaw te xel mu sell nag ñaara ko bokk waaw mbokk mi wax na ko léegi innal muslimina wal muslimaat wal muminina wal muminaat yàlla fu mu tuddee góor gu am pas-pas di jullit tudd na fa jigéen ju am pas-pas di jullit fu mu tuddee borom ngëm gu am pas-pas di góor tudd na fa borom ngëm gu am pas-pas di jigéen waaw parce que kenn ku nekk wàllu bu yaatu am nga ko su ko defee nag yàlla lay dimbali waaw yonent bi daan na wax ni su la yàlla booleeg soxna su baax dafa mel ni yaa ngi aljana waaw dafa mel ni yaa ngi aljana waaye nag mu ni bu la yàlla booleeg soxna su safaanu dafa mel ni yaa ngi safara waaw noonu mu mel nag ci góor bu amee soxna noonu la mel ci jigéen su baaxee ba jag dem dugg ci góor goo xam ni musiba rek lu koy indil waaw moo tax ku nekk ki ngay dugg na nga ko xam diine ji yonent bi wax ni bu amee diine faw nga xool ko ndax am diine ak mbubboo diine itam am na waaw am diine ak mbubboo diine am na waaw léeg-léeg nit ñëw bëgg si la fekk dafa mbubboo diine amul diine waaw su ko defee nag nga ni amoon na diine dem ba ci biir amatul diine mënul nekk diine benn yoon nga koy am benn yoon nga koy ñàkk waaw parce que boo xamul foo jëm du yàllaay jël ampoule di la niiteel naan la fii nga war jaar yàlla la mu waroon a wax na ko yonent bi alquran ñëw na rëdd nañu siraatal mustaqim ñépp xam nañ la xew waaw li ci des nag mooy jël say responsabilité waaw jël say responsabilité loolu la boroom kër gi war a def moom ci këram loolu la soxna si war a def ci góor gi koy bëgg si waa xadara bi dama leen daan jàngal bu yàgg ba ni leen
soo dee góor dem di wuti soxna bul xool rek na soxna sa mel soo agsee xoolal ni kii moo war a jur samay njaboot moo leen war a yar kon jukkoom ngay xool waaw waaye ma ni boo dee jigéen nit boroom kër gay ñëw di la bëgg ci góor ga bul xool ni kii rek moo ma bëgg nee na daf may denc xoolal ni kii moo nar a doon samay pàppaay njaboot moom it xoolum jukkoom ak nan la yaru waaw su ko defee nag li ci des moom nga bàyyi ko ci loxo yàlla waaw ndax nag mënoo xam lépp waaw mënoo xam lépp moom mënoo ko xam waaw surtout yàlla dafa bind jigéen ak benn facette mooy jigéen bu dëggoo ci dara jaral na ko bakkanam waaw waaye mu bind góor nag ak facette yu bare waaw loolu yàlla moo ko def waaw ndax léeg-léeg nga gis góor goo xam ni defoo ko dara da ngeen di xaritoo waaw waaye bu demee ba gis ni xëy na bëgg na ñaareel walla keneen jeex na loo toggati mu ni lii dafa saf xorom tere nañ ma waaw yëreem dara du ko dal mais day xool yëre ba yàgg ni fii dafa froissé gisoo ma génnee sax wax nañ ma ko waaw pour créer ay loolu ñoom ci seen facette la bokk waaw moo tax nag bu ñu amee ku leen di muñal it dina baax waaw bu ñu amee ku leen di muñal dana baax waaw ndax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif dama ko laaj ni ko li jamono di wax léegi xam nga jamono léegi da ngay dégg ñu ne jigéen ñii ma gis day du ñuy ñooy juri waliyu waaw léegi foo waxee rek da nga koy dégg ma ni ko comme wax nañu ni la taxoon waliyu di judd bareetul léegi ci soxna yi waaw ndax waliyu ñu ci bari ci ñoom dañuy seet ci ki leen war a jur ba noppi waaw laata ñuy nangu judd ca kër ga waaw ñu ci bari ci waliyu dañuy xool ki leen war a jur ba noppi laata ñuy judd ca kër ga waaw ma ni ko kon nag lu ciy pexe Cheikh ni ma li ciy pexe daal mooy jigéen juy muñ moom jigéen juy muñ moom lu àdduna yàqu-yàqu lu jamono yàqu-yàqu yàlla mën na la indil doom joo xam ni dana faj sa mer waaw te Cheikh buy wax doom juy faj sa mer waxu ko rek ni nu ko yaakaaree fii ci aada muy la ngay dégg sama doom faj na sama mer ndax jëndal na ma oto faj na sama mer ndax wutal na ma basin loolu baax na waaye Cheikh bu waxee buy faj mer mooy bu yàlla gërëm waaw ndax yàlla bu gërëmee njaboot rek rus waay juram waaw yàlla bu gërëmee njaboot rus waay juram waaw te loolu sens bu rëy la boo xam ni du ku nekk moo ko am waaw kon nun li ñuy rafetlu lépp mooy jotaay bii nga xam ni tey tooge ngeen ko waaw wax parole yoo xam ni ñëpp xam nañ ni mën ngeen yar ku nekk waaw mën ngeen yar ku nekk te ku ngeen yarit am na sens bu rëy ci jamono ji waaw waaw su ko defee nag boo gisee ku baax nga jox ko sa nopp farata lay doon waaw boo gisee ki lay yàq it nga daw kaat sa nopp farata la waaw waaw ndax loolu moo ci am su ko defee nag nun duñu def lu dul koon ñaanal leen waaw ñaanal leen yàlla gën leen sàmm waaw ñaanal leen yàlla gën leen taxaw waaw ñaanal leen yàlla gën leen yiir waaw ndax nag nun ni ni amee nattu ci suñu mission ñun duñu bett dañ koy xaar ku yàlla dénk mission dénk la nattu waaye soxna yi nag lu tax seen nattu di metti mooy ñoom duñ ko xaar te li ci ëpp fuñ ko dul xaare rek fa la leen di dal waaw di nga gis jigéen ju baax am boroom kër goo xam ni kenn xamul lu mu doon waaw waaw di dóor du toppatoo yor cigarette am yor alcool am lu kenn xamul jigéen ja di muñ rek waaw jigéen ja di muñ rek di muñ rek di muñ rek te boo laajtee nag ñu ne la muñal rek nga continuer di muñ xam nga boo laajtee kenn du la wax bul muñ da naan muñal rek nga continuer di muñ waaw kon xam nga kooku xaaru ko woon waaw kooku xaaru ko woon kon nag su ko defee loolu dafay metti waaw léeg-léeg jigéen nekk ci kër nga defe ni lu nekk mu nga ca bànneex mu nga ca mbégte fekk li mu denc ci xolam yow mi koy critiquer bu la joxoon nga denc ko benn fan nga génn kër ga waaw moom mu denc junni metti toogaaleeg moom waaw looloo tax nag yàlla di leen teral ñoom tam looloo tax yàlla di leen teral waaw teral gi leen yàlla di terale mooy ñoom ñoo am màqaama gu tolloo wëli yu lu mu rëy rëy yonent lu mu rëy rëy ñu mën ko denc seen biir ñoom 9 mois waaw loolu kenn mënu ko waaw loolu ñoom rek la ko yàlla defal waaw wëli yu ak leer yi wàcc ci moom guddi gu nekk bu ko yaayam ëmbee ba muy accoucher waaw
jigéen a ko mën a dékku 9 mois waaw waaw jigéen moo ko mën a dékku 9 mois yonent ak leer yi wàcc ci moom bu ñu ko ëmbee ba ñuy accoucher jigéen moo ko mën a denc waaw keneen mënu ko denc waaw su ko defee loolu yàlla jigéen rek la ko jagleel waaw kon moom teral na ko ba noppi moo tax valeur bi ñuy wax yépp jigéen moo ko incarné waaw valeur bi ñuy wax yépp bi islam ñëwee ca la ñëpp xam ni ndekete jigéen moo ko incarné indi ngeen histoire yi jigéen yu jëkk yaak ca culture yu jëkk ya nañ leen doon defee def waaw waaye fekk na jamono yonent bi ba mu ñëwee ca la jigéen am valeur am waaw ca la jigéen am valeur am moo tax benn mbokk laaj ma ni ma ndax ñoom la ñoo tuddee journée de la femme kon lu islam di bannir la wala ma ni islam du ko bannir ndax islam teral na jigéen ba noppi leneen loo indeeti di ko teral rek dafa naan ay ca waaw teral nga kenn du ko delloo islam du bannir mukk naan non bu leen fi wax journée de la femme nangam nangam ñi déggul jamono rek ñoo koy bannir waaw suñu ko indee ñoom islam day wax ay ca leen ci journée de la femme waaye nañ ko def nag suñu civilisation ak suñu culture te suñu civilisation ak suñu culture mooy culture alquran mooy civilisation alquran waaw su ko defee moo tax islam du ko bannir mukk daf koy encouragé ni mu koy encouragé nag moo daf koy delloo si ci biir civilisation alquran ak culture alquran waaw mais du ko bannir soo defee nag ñi xamul rek ñooy toog noo lii nangam mbiru tubaab yi la nangam waaw xam nga booy waaraate da ngay bàyyi ba dégg jamono ba noppi soogay waaraate waaw ndax bu dul loolu li ngay wax yépp erreur lay doon waaw ndax da ngay dégg ku naan non journée de la femme bi mbiru tubaab yi nangam nangam kenn waru ko fi def te moom portable ba mu yore kat di connecté tubaab yi ñoo ko defar ba noppi jox ko waaw pour wax la ni lu ñëw boo bëggee noppalu delloo ko ci islam delloo ko ci njàngale yonent bi noppalu jeex na boo ko defee rek daal di noppalu su ko defee nag teraanga gi yàlla defal jigéen moom ca Sayyidatuna Maryam ba jigéen ñi nga xam ni xamuñu seen tur yàlla defal na leen teraanga gu dul jeex waaw ndax nag jigéen ñi dañu am ay marraines Sayyidatuna Maryam Sayyidatuna Khadija Sayyidatuna Aïcha Fatima Soumayya na nga ko waxe waaye teewul am na ñeneen jigéen ñoo xam ni donn noonu ñooñu te kenn xamul seen tur waaw waaw ëllëg la ñuy xam ni ñii kat ñoo doon noonu njële ndax yàlla bu teralee jigéen ju baax fii wutal naka keneen ka mu teral fële seexale kaak moom waaw waaye ñën leen seexale ñu bari xamuñu leen waaw te ñooñu ñoo yor teranga àdduna yi waaw su ko defee nag yàlla moom kenn ku ca nekk mu xool sa wàll waaw ndax yàlla lu ko neex lay def waaw yàlla lu ko neex lay def yàllaa sañ jël yonent ak di yàlla fonkee yonent jox ko soxna soo xam ni musiba la yàllaa ko sañ defal na ko yenent yàlla Lóot waaw defal na ko yenent yàlla Noox waaw waaye yàllaa sañit jël góor goo xam ni moo yées ci àdduna jox ko soxna su gën ci àdduna def na ko Firawna ak soxna Asiya waaw moo tax ñu ni bul xool soxna waliyu rek ni ku baax la déedéet bul xool soxna yonent rek ni ku baax la déedéet waaye bul xool it soxna suy sëy ak góor gu baaxul rek nga ni soxna si baaxul déedéet ndax lu ci ne alxuraan àtte na ko waaw te yàlla joxe na ciy misaal waaw su ko defee nag lu ci nekk rek dafa am organisation bi ci yàlla def waaw kon nun daal lañ leen di ñaanal mooy yàlla saxal leen fi waaw yàlla gën a dëggal seen volonté waaw yàlla gën a seede seen pas-pas waaw yàlla gën leen taxawu ci fànn yépp waaw ndax dama toog ba yàgg rek ma ni seen jotaay bi faw ma génn si waaw génn si rek ñëw barkeelu ci jotaay bi ndax boobu fekk na ñu bare dañu ndogg xam naa gaa ñi dañu ragal koor ndeke nga gis nu tëdd ci dal yi nii di xàndoor sonn la ma woo Xalifa Umar ni ko dama waxoon anniversaire bi 23h waaye ñi ak seen coono bu nu naafilee rek nañu def anniversaire bi ñuy soogay reer loolu laa wax Xalifa Umar waaw ni ko bu subaa bu ñu naafilee rek nañu commencé cérémonie bi suñu paree ñu soogay reer ndax ñii bi ñu reeree am na ñu bare fu mu ne mënuñu yëngul sax waaw naan ndox ba sonn waaw tëdd ñii moom ragal nañu koor di waaw waaye mu ni noonu fàttaliku kon saxaaba yi rek ñoom ñi nga xam ni dañu woor bëccëg ci naaj bu tàng jant bu leen tiim naanuñu ndogguwuñu di dóorante jaa si mbut ngis islam tax waaw mu ni xam naa kon bu nu tegee seen portrait tuuti rek boo sonnee naan ndox ba jaaxaan xool ñooñu rek xëy na daa jógaat waaw góorgóorlu tuuti waaw
ndax nag su ko defee sénégalais moom loolu la bu ndogoo rek lu si bari dootul mënati def dara ndeysaan na ci ñu jàmbaare waaye fii moom lanu benn góor gu jóge woon Fuuta waxoon lu am solo la mu ni yéen Ndar ñaari weer ngeen war a wóor lu tax mu ni sedd bii fii waaw wax na dëgg ndax foofoo nga tàng waaw mu ni sedd bii fii mën ngeen wooreti te du leen wàññi dara waaye nun fële Fuuta waaw mu ni tàngoor ga fa nekk ëpp na waaw kon fii moom da ngay woor ba ngoon te fekk na sax doo soxla ndox waaw loolu nag barke béréb bi la waaw barke Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif la waaw barkeem la waaw te loolu rek moo ci am solo tabaarakallaahu waaw kon yàlla na yàlla taxawu leen waaw yàlla na yàlla mottali seen yéene yépp ci zaahir ak ci baatin waaw waaye guddi yi ñu nekk muy guddi ngëneel it yàlla na yàlla baawaan ngëneel gi seen kaw waaw yàlla may leen gudd fan yàlla may leen wér yàlla may leen ay doomu wëli yu am solo ci mission waaw ñi nga xam ni bëgg nañu boroom kër gu baax yàlla na leen yàlla may boroom kër gu baax gu fomp seen rangooñ waaw ñi bëgg soxna su baax it yàlla na yàlla may leen soxna su baax su fomp seen rangooñ waaw te yàlla na yàlla may leen it lu ngeen ko yore waaw ndax ku mënul yor tam da ngay indi problème rek waaw da ngay indi problème rek waaw ku mënul yor moom da ngay indi problème rek waaw ndax nag mën nga neexale kàddu yu rafet nag waaye soxna yu bari ngay neexle xaalis it baax na si waaw ñoom loolu dañu koy faral di bëgg moo tax ñuy wax yàlla na yàlla may leen it ngeen yor waaw moom sax de kenn yorul yàlla rek moo yor waaye bu ñu waxee yor daal mooy sutura waaw moom kenn yorul yàlla moo yor waaye bu ñu waxee yor mooy sutura waaw parce que kër moom sutura moo ko symbolise bis bu sutura ba dañee bu kër ga borom nekkoon milliardaire it amatul sens waaw kon nag yàlla na yàlla taxaw leen waaw seen doom yi it seen njaboot yu baax yi yàlla nañu leen nuru yàlla nañu leen nuru yàlla nañu leen nuru waaw am volonté am yéene te tegu ci siraatal mustaqim waaw kon su ko defee rek ñu wax cellule de presse bi di leen kontaan nañu ci seen organisation bi Cheikh Adama Ndione Cheikh Mohamed Sey ak soxna Rama bi nga xam ni moom ngeen toogal tabaarakallaahu waaye kontaan ci seen invité de marque yi waaw di leen ñaanal rek yàlla gën leen taxaw ci fànn yépp waaw ndax lii rek nun moom la ñu am waaw nun mission bi la ñu am béréb bi la ñu am lii la ñu am waaw bu ñu fi nekkee ak yéen ñi ngi feeg yéen bu ñu fi nekkul ak yéen ñi ngi feeg malaayika yi ñi ngi feeg ñeneen ndax ñëpp bëgg jëriñ waaw ñëpp bëgg jëriñu bu ñuy xëyee ñi gontu nañ waaw bu ñuy xëyee ñi gontu nañ waaw benn nitu yàlla moo wax yenent yàlla Ibrahim alayhi salaam ca xadara ba ni ko dama dégg ni yow bi ngay tabax kaaba gi da ngay xëy yow ak Ismaïla bu guddee malaayika yi gontu Ibrahim yëngal boppam ni ko dëgg la mu ni ko yow nga xëy ak Ismaïla ñoom ñu fanaani liggéey te li ngeen liggéey yépp mën nañ ni du immeuble bu mag xanaa kon nan ngeen doon liggéey Ibrahima ni ko tabaxuñu woon pas-pas lañ doon tabaxe waaw jëluñu woon i birig rek di teg ni ngeen koy gisee yéen nun volonté lañ doon liggéey waaw maanaam brique bu nu teg volonté ko teg waaw te liñ ci jàng mooy tax brique boobu du nuroog beneen brique bu nekk beneen réew waaw te loolu mu wax Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani dëggal na ko waaw ca xëlwaam ba mu ne gis naa kaaba gi manqué benn brique waaw am na ñu ko waxoon waaye la ñu foogoon du brique ndax loolu mu wax Imam Xazali waxoon na ko Junayd di même waxoon na ko mais moom moo ko siiwal moom Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani mu ni manqué na benn brique ñu ni ko tenk ci teg mu ni garaadu xutbul maktuum la waaw mu ni xutbul maktuum dong moo am volonté wu remplacer brique boobu manqué ca kaaba ga waaw waaw sa la gaa ñi daw ca hakim ba di ko laaj luy xutbul maktuum mu ni mooy ngay xool asamaan di ko séen nii ba yàgg ñu mbaar léegi lan ngay gis mbaar mi wala asamaan nga ni ko mbaar mi mu ni la nga séenul mooy garaadam moom xutbul maktuum waaw te mooy Cheikh Tijani Chérif waaw waaw lépp moom la waaw waaw démb moom la bërki démb moom la tay moom lépp moom waaw kooku ku ko xam rek noppalu waaw nettali naa ko ca 15 mètres fële ma ñëw fa benn xew waaw xam ni ñu bari may déglu ne oytul dana fi waxati rek
ba ma jëlee kàddu ma xool tànt ba xool suuf sa xool jaww ji ni leen lii ba fële lépp Cheikh ko moom waaw pour bu nu demee ñu wax ni wax naa ni Cheikh moom quartier bi moom dëkk ba ma ni leen même àdduna bi moo ko waaw parce que sama yoon nekku ci man li ma gëm rek laay wax waaw waaw li ci des sama yoon nekku ci waaw waaw te boo nee du noonu yow yaay dugg ci kàmb rek ndax noonu ndax man xaqiiqa may àtte waaw waaw xaqiiqa may àtte waaw dama foog du ma àtte xaqiiqa moo may àtte waaw su ko defee nag loolu suñu ngëneel la ñun waaw kon nu jàng fatiha jàng salaatul fatiha ñaanal leen yàlla barkeel leen yàlla taxawu leen ci fànn yépp ci zahir ak ci baatin bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ba yàlla bindee soxna yi lataamu nuy rafetal dund yi di ci yiw di ci leer ak ci mbaax soxna yi yéen a taaral àdduna ca door yàlla def ci yéen dencukaay te muy tabaxu mindeef ci meloom boole kook ay malaayika ngir nu aar bile kéemaan bu yàlla wóolu ci seeni bi waawaaw ñi doon royukaay démb tey la raw ay soxna yu dundu leer min xaqiiqa ba jaare ca min monde xaybu ci barke Cheikh Seydi Mouhamed el Cheikhu yaa jarawul keroog ba yàlla bindee soxna yi la taamu nuy rafetal dundu yi di ci yiw di ci leer ak ci mbaax soxna yi yéen a taaral àdduna ca dooru yàlla def ci yéen dencukaay te muy tabaxu mindeef ci meloom boole ko ay malaayika ngir nu aar bile kéemaan bi yàlla wóolu ci seeni bi ñi dooni royukaay démb tey la raw ay soxna yu dundu leer min xaqiiqa ba jaare sa min mondu xaybu ci barke Cheikh Seydi Mouhamed el Cheikhu yaa jarawul jërëjëf yaa mawlaaya imaamal mahdi yow sang bi la yar nga fi ay soxna yu sell di jëmile jërëjëf yaa mawlaaya imaamal mahdi sunu yaay soxna Binta Faal soxna Siide yaa jaraway sunu yaay soxna Binta Faal soxna Siide yaa jara kañ yaayu Seydi Mouhamed el Cheikh loolu doy na cër sunu yaay soxna Binta Faal soxna Siide moo jara way sunu yaay soxna Binta Faal soxna Siide moo jara kañ yaayu Seydi Mouhamed el Cheikh loolu doy na ci bismillahi ma yéene way sayyidatun halimatun
bismillahi ma yéene way sayyidatun halimatun yaayu sayyidi Muhammad el Cheikh loolu doy na cër si anti siddiqatun bi qawlil siddiqi ahmadun anti siddiqatun bi qawlil siddiqi ahmadun yaayu sayyidi